naa ñëw ñor waaye def ñëpp comme boppam. ah defu ko de Abi. waaw yal na ko yàlla jàppale. fu mu dem yàlla may ndam yàlla may ndam moom liggéey ci koñ bi fu mu dem. waaw Abi moom dëgg yàlla waa ndax liggéey. mu nga naan waa ndax man maa ngi ñor wala dem ba yàqante tax ko nee na ndax fu la neex moom dafa gis dal yaa ngi ratax ban waaw am fagay amul morom macha allah yal mën naa ñëw di romb di fuñ nee na bu xew amee ci koñ bi dafay gis ñëpp ah ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci borom kër ñëpp jàpp ci loolu fu mu dëkk yëpp mosu la gis loolu loolu na ko ma dégg ko mu fay ko boo ñëwee bokk rek ñu boole la kontaan rek ndax lu yëngu ci Macky Sall rek wax dëgg yàlla man Macky Sall dafa yàgg ñoo bokkoon ci suñu Ablaye Wade ba àndandoo mu ñëw ci ber yëfu boppam ma jóge ci Ablaye Wade ñëw topp si ko ndax dafay sama doom Abi mii ko jàppale nag moom ak jëkkëram Babacar Diop di ànd ak Néné Daaf wax dëgg yàlla am naa ci ñoom contentement ñu ngi ñaan yàlla nag ñu àgg fa ca bisu wote bi ak jàmm ñu woteel ko rek ñu jàll dès le premier tour loolu rek laay ñaan ci yàlla. man li ma gënoon xam nañ ne waa Kër Macky li mu bëgg rek moom laa incha allah ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom la yàlla na Macky jàngar na. looy wax ci Abi ak borom kër borom kër moo ko gën a baax parce que kii sama goro la ma bokk ak gorom ba rek bàyyi moo la baax rek lay def ci Abi Diouf noonu kon lu mu bëgg lu ne rek yaa def ko yomb. ci sama grain de sel parce que Abi Diouf dafa nekkoon hôpital yi Grand Mbour nekk ak sama doom Madeleine mi nga madame Ndaw def fa lu rafet def fa lu baax dégg nga jóge na fa ñu affecté ko feneen mais terewul relation yaa ngi dox ba léegi boo gisee ma def dérangement ak déplacement ñëw ba fii ci moom la di ko ñaanal yàlla nag yal na leen yàlla may ndam ci daraja Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. kondoo Abi ak Babacar mi ñun nag dëkk bu rafet la ñu dëkk fii ci koñ bi wax dëgg yàlla fi mu nekk nii daal xale yi dëkk bu rafet waaw yaayu Macky Sall nag wax dëgg yàlla ñun daal Macky rek ak Macky Sall. donc Babacar ñu doon ay nit ñu baax nag ñu oyof te Macky jaral leen lu ne nag wax dëgg yàlla bañ ci duggee ba tey ñu jëmale Macky kanam rek ci lañ nekk ñu leen di ñaanal yàlla leen yàlla ndam lu koy seen jox ñu kontaan ci ñoom li ko rafet ndax lu am solo lañ def si koñ bi woote nag yomb na mais wuyu si moo jafe mais boo xoolee ni leen nit ñi wuyusee nga xam ne ñoom ñoo ko liggéey ci koñ si mënoon nañ fay nekk at yu bëri te duñ am ak kenn relation mais dañoo ñëw si biir koñ bi gis koñ bi nu mu bindoo ñu taxaw temm nañ defar koñ bi waaye nañ defar Mbour ñu ànd liggéey Mbour kon tey seen taxawaay boobu dañu koy rafet bu baax a baax Babacar nag ak Abi ma leen di ñaanal yàlla seen couple yàlla saxal ko bu ñuy mébét yàlla defal leen lu kawe seen jort ndax dañoo baax nit ñu yaatu nañ nit ñu bëgg doomu aadama yi lañ te lu ñu yéene seen bopp tamit moom lañu yéene nit ñi te lii yëpp mënoon na leen see bañ a fekk bu ñu amoon neneen nuñ doxalee waa koñ bi rek konoon lii tey du am nit ku si nekk nag boo ko bëgg a xam demal ci ay dëkkandoom wala nga xool ni muy dundee ak ay dëkkandoom ci ngay doo ko xam kooku mooy kan kon daal ñoom mention spéciale ñu ngi leen di sant bu baax a baax di wax ne nag élection la ñu jëm nañ dem rek def ko ci dal waaw buñ indi lenn lu ñaaw wala ñu koy wax parce que ki nga xam ne moom mooy seen leader ngeen xamul ko ci jëf ju ñaaw wala wax ju ñaaw kon nañ ànd dem ci jekk ak teraanga jéem a wuyu ji seen leader bu élection yi jotee lu ci mooy lu am solo ñu jël seen carte yi dem wotal ñu bis incha allah. jërëjëf. asalaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sant di rafetlu mobilisation bi. sama dëkk yi sama xarit yi sama soppe yi ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi jóg di ma ànd ak man di ma jàppale Macky ñoom ñëpp ñu ngi nii ci dugal nag kii bi mobilisation bi kontaan nañ oto yi rek ñoo manqué oto rek lañ am loolu rek moo ñu jaaxal fi mu nii wante nit ñi mënuñoo ji ñu ngi ba ca kaw tali ba taxaw di ñu xaar sant nañ ñëpp nag gërëm ñëpp waaw di leen ñaan nag le 24 février tôt le matin ñu jóg sañ sa ba rafet dem sànni carte yi ci Macky Sall mobilisation bi neex na jàppale bi neex na mais bu ñu defee loolu ñu gagné 100% Mbour wala 99,9% suñu xol dina seet gën a seet ci kon ni foo leen waaj jëm ne stade ngeen di dem waaw stade la ñuy jëm di teeru suñu président rek nag dégg ci moom lool luñ def ci moom doyul Babacar kàddu yi yow lan lay doon sëñ bi na ngeen def waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp
di jox ñëpp seen wàccuwaay. waa mbir mi nag xaw naa métti tuuti mais ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax seulement dañoo am problème mu car problème mu financement nañu am mais ñun ñoo nekk si mouvement ànd liggéey Mbour dara ñoo lu dul Mbour ak Macky Sall ñu réunir ko si élection yi dès le premier tour mais nag ñoo ngi ñaan autorités yi ñu dimbali ñu si ay car parce que avant ñuy am lii rek dañoo sonn bay bëgg a dee dañoo waxoon dañuy jox ay car mais gisuñu dara autorités yi ku ñu waxoon ne dañuy jox ay car ku ñu ku nekk rek day tëj téléphone am ñu nangoo uyu vraiment maa ngi sant ñëpp di sant sama waa koñ bi di sant waa mouvement bi ñëpp maa ngi leen di sant di leen di gërëm aw ma seen fay yàlla moo am seen fay yàlla leen yàlla fay kontaan naa si ñoom Macky Sall waaye léegi say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la dégg ba ñuy xëccoo wurus yow sama naar yaay suñu wala gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi dafa laa ba yéemaane li réew mi yaa di waxtaane moom ko sa kaw koy na daane réew mi tàlloo ci yoonam yaa ngi ko
pour lui donner le deuxième mandat au premier tour. Ñu ngi lay gërëm di la sant. On ne va pas vous retenir davantage, Monsieur le Président. Mbour kontaan nañ ci yow. Ñu ngi lay asalaamaaleykum wa rahmatullah. Le premier tour au 24 février. Maintenant place ñu woo suñu mbokk soose yi ñu def cette participation. mbaxane yi mbaxane yi mbaxane yi mbaxane yi mbaxane yi merci merci dafa ne. Mbour a dit oui. Mbour a déjà gagné. Mbour a dit oui 2 fois. Oui pour un second mandat. Mais surtout oui dès le premier tour. Alors, je voudrais, xam naa ni naka jekk nous gagnons le département de Mbour. Donc le président Ousmane Tanor Dieng l'a dit, l'enjeu pour nous c'est pas la victoire à Mbour, mais c'est de savoir est-ce que Mbour fera partie des 10 premiers départements du Sénégal. Oui ngeen wax. Attention nag, pour faire partie des 10 premiers départements, il faut avoir au moins 75%. Vous êtes prêts? Alors, je vous fais confiance et je vous crois. Wane ngeen ko li ma gis fii tey doy na ma. Jërë ngeen jëf. Ma bëggoon wax tuuti depuis Mbour, depuis la Petite Côte, si ñaari secteur yoo xam ni ñoom ñoo ŋànk Mbour mais ñoo ŋànk économie bu Sénégal muy napp gi ak tourisme, complètement subventionné à hauteur de 5 milliards. Mais ànd ak moo li moo tax ñu lance la fabrication des pirogues en fibre de verre pour protéger mort yi, pour wàññi accident yi, pour que ñu yokk également conditions yi ñu liggéeyee. Ñu ngi def benn phase pilote géolocalisation, loolu yëpp pour la sécurisation des pêcheurs. Programme stabilisation de la côte sénégalaise de Saint-Louis à Kafountine, loolu engagé nañ ko te danañ ko def. Enfin, pour terminer, war nañu aussi protéger l'écosystème côtier, mooy filao yi, mooy lépp lu ñu def pour protéger l'habitat en milieu, n'est-ce pas, côtier et marin. Kon Mbour li ma ci yokk, surtout pour la jeunesse de Mbour et pour les femmes de Mbour, mooy xam ngeen ni l'arrivée de l'autoroute qui va se poursuivre jusqu'à Kaolack, ainsi que l'arrivée prochainement d'un espace numérique ouvert et d'un nouveau centre, d'un très grand centre de formation professionnelle pour Mbour, pour que dans le cadre du second mandat de 2019 à 2024, votre cité soit parmi les plus belles du Sénégal. Et Mbour le mérite et je m'engage à travailler avec vous. waaw sëñ bi gannaaw bi nga xamante ne nii jóge nañ ci fi nga xamante ne nii mooy accueil bi ngeen amoon Macky Sall, mën nañoo xam tey jii seen mouvement bi nan la tudd ak lu tax tey ngeen créé mouvement bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah, yéen mbokk yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk si turam ak sant di gërëm ñëpp ñu ñëwoon si kii bi certo Macky Sall bi, maa ngi gërëm ñëpp waa mouvement bi yëpp. Mouvement bi mu ngi tudd ànd liggéey Mbour. ñun nous sommes des jeunes yoo xam ne ni dañoo nekk si biir Mbour, dara ñoroon ñu du liggéey Mbour kese moo ñu ñor. Loolu moo tax mouvement bi jóg te bëgg nañ mouvement bi yegg foo yeneen mouvement bi yegg, moo tax ñu jógoon tey pour jàppale monsieur le président de la république monsieur Macky Sall.
tey jii situation Mbour tey jii seen mouvement bi nan ngeen ci jug pour taxaw ci ak tali bi nga xam ne nii moo jëm actuellement fi nga xam ne nii mooy ci stade bi jëm ci nga xam ne nii mooy hôpital bi te yéen ngeen dëkk nekk ay ndaw yoo xam ne nii biir Grand Mbour ngeen dëkk yéen ñi am di ngeen di jëfandikoo li nga xam ne mooy tali bi nii tey jii ban moo ngeen di lancé ci tali boobu lan ngeen bëgg ñu defal leen ci. waa merci beaucoup si question boobu question bu ma soxal la parce que question boobu même bëgg naa monsieur le président Macky Sall dégg ma si question boobu dégg ma si wax boobu parce que lu dalee premier juuti ba si stade bi dem ba Grand Mbour tali boobu dara baaxu ci lu dalee hôpital Grand Mbour dem ba marché tefes moo nekk si poste de santé bi dara baaxu ci léeg-léeg accident day am nga war a jógee Saly ñëw Mbour ñëw hôpital Grand Mbour tey balaa ngay egsi di nga am double fracture ndax oto yu ndax tali yu bon Mbour mënatu la am oto bu baax Mbour si boppam mënatu la am oto bu baax ndax tali benn tali baaxu ci nga war a jógee tefes poste de santé bi ñu war a transférer indi la hôpital Grand Mbour yow su fekkee ne da nga war a accoucher balaa ngay egsi am doom si biir kii bi ambulance bi kon ñun ñoo ngi ñaan monsieur le président tey suñ la falee premier tour dès le premier tour incha allah dinañ la fal soobee yàlla loolu lañ bëgg te incha allah yàlla dinañ si jàppale waaye yow tam da ñoo war a gëstu si Mbour xoola Saly nu mu mel pourtant Mbour moo jur Saly pourquoi pas Saly nu mu mel Mbour mënu ko mel war na ko mën a mel ndax lan moo koy indi dirigeant yu baax moo koy indi suñ dirigeant yi nekk fii liggéeyuñu defuñu dara si dëkk bi lu dul toog di lekk xaalisu dëkk bi kese nañu def ñun Mbour amatul éclairage Mbour amul benn éclairage Mbour à partir de 10 heures soo génnee ñu agressé la agression bu méttee nañ lay ak di rey nit ñi comme ça parce que ndax mbedd yi lëndëm xam léegi nag ñun bëgg nañ loolu jóg fii Mbour il est temps Mbour changé jot na Mbour changé plus de 40 ans Mbour a ngi sol benn yére boobu mu sol yére bi dafa màgget léegi nag dañoo bëgg a jël la relève bi ñun les jeunes ñoo ko bëgg a jël ndax Mbour sol costume di braille di sol chemise loolu lan moo ko mën a indi ñun les jeunes ñoo ko mën a indi sonn nañ si paa yi sonn nañ si màgget yi nga xam ne ni dañ leen jox suñu Mbour bi ñu koy fooyee jël xaalis bi war a liggéeyuñu jël xaalis di koy lekk di si def lu leen neex on est fatigué kon monsieur le président incha allah ñun bëgg nañ nga jàppale ñu si suñu mouvement bi jàppale ñu suñu Mbour bi mu jëm kanam loolu lañ bëggoon si Mbour. xanaa rek su fekkee dafa am loo xam te ni fàttali naa la ko laaj nga annoncé ko rek avant ngay tëj say kàddu. waa di dooleel aussi madame Camara ñu koy wax Néné Daaf moo nekk directeur de la tourisme fii au niveau de Mbour te nekk na jigéen boo xam ne nii tey suñ demee bay wax ci politique grâce à moom tey suñ demee ba suñ mouvement yegg fii grâce à moom kon ñoo ngi gërëm Néné Daaf monsieur le président ñun luñ bëgg moo di nga defal ñu Néné Daaf ministre ndax bés bu Néné Daaf nekkee ministre Mbour fii kon Mbour changement bu rëy na fi am ñun loolu lañ soxla loolu lañ bëgg suñu mouvement bi nag bëgg nañ mu nekk mouvement boo xam ne ni parti politique bu mag a mag lay doon te loolu am nañ ci yaakaar te ñoo ngi dox jéego yi ñoo ngi ci maa ngi gërëm ñëpp di sant sama soxna ñu koy wax Abi Diouf maa ngay sant bu baax a baax di koy gërëm di gërëm sama goro yi di gërëm sama yaay yi di gërëm ñëpp maa ngi leen di gërëm képp ku ma fàtte rek nga xam ne xel mooy fàtte maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm aussi Padaf di papa si Néné Daaf moom aussi suñu papa bu baax la moo ñuy encouragé moo ñuy dooleel moo ñuy defal lépp alhamdulilahi rabbi alamin jërë ngeen jëf